sëñ bi naa def. waaw ñu ngi sant bu baax. tur bi naka la. Déthié Ndiaye. Déthié ñu fekk si la fii nga xamante ne ni mooy Rue 9 benn cas bu doy waar am fii mu di xale boobu ñu ne woon dafa corona ba tax rek ñu quarantaine seen waa kër yëpp yow looy wax ci. waaw dañuy sant yàlla ba pare di julli si yonent bi sant suñuy wayjur waaw di sant dëkkandoo yi di sant suñu mbokku taalibe yëpp affaire bi nag day nuru loo xamante ne lu garaaw la mais garaawul xam nga nit ku ñuul moo mën a garaawal benn affaire boo xamante ne ëllëg ñu ñëw fekk si la war laa dimbali war la taxaw wala ci ñaanal yàlla nattu bi la dal maanaam suñu borom teggi ko mais nag dañ koy gën a aggravé bi maanaam mooy lan xale bi dañ ko fi ñëw jël si suñu doomu xarit la ñu ñëw jàkkaarloo kër kaa bi yëpp maanaam fi la ñu fekk yaa may dégg affaire nag ba ñu amee xale bi xaw a tawat ñu jël ko yóbbu ko hôpital bañ ko yóbbu hôpital nag gars yi ne maanaam feebar bi moo ko dal feebar bi maanaam nee nañ kaawam sax maanaam tax ko critique goo xamante ne maanaam mën na wàll nit ñi kaa bi garaaw goo xamante ne mën na wàllaatee. kon kaa bi dëgg la. waaw kaa bi am na mais garaawul comme maanaam bañ demee nee nañ médecin yi lu ñu leen wax dañ ne maanaam kaa bi mënul wàll kenn parce que tollul foo xamante ne maanaam dina mën a wàllaate yaa may dégg tollul foo xamante ne dina mën a wàll kenn ba ñu ñëwee nag ñu ñëw xool leen jël ci xale bi yóbbu hôpital xale bañ ko téye gars yi téye ko mais bañ ko téye tamit teewul yaayam ak papam ñoom ñëpp waa kër gi ñoo ngi ci biir kër gi affaire bi je crois bien mardi la am mardi mercredi jeudi vendredi samedi ba dimanche ñoom ñu ñëw fi ba ñu ñëwee nag def enquête ci koñ bi ba ñu ñëwee def enquête ci koñ bi après ñëw jël listu waa kër gi ñi fa nekk ñëpp ba ñu ñëwee tamit ba ñu leen jëlee après ñu toog ay 4 jours après ñu ñëw jël waa kër gi yóbbu leen quarantaine waaw ba ñu ñëwee jël leen quarantaine mais waa kër gi boobu ba léegi ma ni may wax ak yow nii ñoo ngi déggante ak ñoom ñëpp ñu ngi ci jàmm dara dalu leen fu mu toll ni li gars yi naan ñu ngi xappi ñoom ñëpp daal ñu ngi xappi te suñuy mbokku dëkkandoo lañ nag mais nit ku ñuul dañu tàmm benn affaire boo xamante ne garaaw goo xamante ne jarul woon na aggravé ba nit ñi parce que ñi nga njëkk a dëkkal maanaam ñoo leen njëkk a siiwal gi mooy lan maanaam def ko ci net bi avant oto yi sax di ñëw di leen jël si sax commencé nañ ko dugal ci net bi te loolu maanaam dadul dëgg dadul yoon bu ñuy waxante dëgg rek am na si yoo xamante ne maanaam dadul yoon adduna bu la nit dalee dara tolof bu la dalee say mbokku dëkkandoo wala say mbokku taali say mbokk ñoo la war a mën a dimbali taxawu la mais ñu lay wili pande maanaam loolu maanaam dadul yoon. ndax ginnaaw xale boobu noonu defal nañ keneen beneen test ci biir kër gi. kër gi ñoom ñëpp jël nañ leen kenn amu ci kenn ñoom ñëpp négatif ñoom ñëpp kër gi A ba Z kenn ñëpp négatif. ana xale boobu. xale bi maanaam génn na actuellement moom tamit mu ngi hôtel. xale bi wér na. xale bi tane na alhamdulilah sant nañ yàlla bu baax sant nañ mais xam nga maanaam nit ñi ñoo xaw a li may wax ci maanaam dañu bon gi mooy lan maanaam dañuy dem sax ba nee nañ maanaam koñ bi dañ koy daw ñun nag dañuy feet fi ñu dëkk. dañuy daw waa koñ. dañuy xaw a waaw dañuy naan dañuy daw maanaam mooy lan koñ bi ñu fi daan jaar fii koñ boo xamante ne ñëpp fii fréquenté koñ bu mag la kër gi mu am nii sunu kër la maanaam ñoo jàkkaarloo ko ñun waa Médina ñun loolu la ñu xam dañuy teg añ ñun ñëpp bokkandoo añ ñun loolu la ñu xam affaire fa depuis loolu du ñun depuis sunuy maam la sunuy maam ba tey sunuy yaay di ko def te tey ji xale bi am na si nijaayam boo xamante ne maanaam nijaayam boo xam mu ngi si biir kër gi moom demul te kooku alhamdulilahi rabbi alamin moo ngi nii kër gi sax kenn neew fi mais teewul su ma yaay maanaam moo koy tibbal añ moo koy jox bu ko ñëwee ñu jox ko mu añ jox ko mu reer mu ñëwee ndek fu mu toll nii alhamdulilah foot yërëm ñu magam ñëw jël yërëm weer alhamdulilah mu ngi si biir kër gi kenn rek waaye est-ce que xam nga ni tamit li ñuy wax kaawu corona fii ci Médina dafa xaw a bari ndax nekkul loolu moo tax ñu leen di daw. waaw kaawu corona parce que am na suñuy mbokku dëkkandoo yoo xamante ne tamit man dama ko dégg noonu rek parce que mosum assisté wu ma ci mooy li ñuy wax rue 23 angle 4 ñooñu li ñuy malgré lu ñuy sori wuñu lool parce que dans 5 minutes nga egg rue 23 ñooñu suñuy dëkkandoo lañ yooyu amul daw maanaam xëy na bu la dalee di nga moytu la ñu wax jël sa ay précaution maanaam moytu fagaru te lépp loo xamante ne lu ñu ci mën a fagaru depuis président de la république wax ba mu ko waxee ba tey ñoo ngi ciy fagaru ñoo ngi respecté lépp ñoo ngi koy respecté suñuy xale yi ñoo ngi leen yamale suñu biir kër ñoo ngi toog fi may toog di waxtaan ak yow nii sax maanaam kër gi ñu naan dafa am corona kër gi la fi laay toog di waxtaan ak yow kon ñu tey ji bu ma demee ba am fitu tey ji ñëw taxaw ci buntu kër gi wala mën a toog ci biir kër gi di ko nga war a xam ni maanaam tey ji dama ci jël sama responsabilité xam ni maanaam loolu maanaam jeex na xëy na dañ leen téye foofu pour ñu xaw a reposer li may wax ak yow nii léegi laa coupé ak ñoom chaque instant maa ngi wax ak ñoom téléphone. maa ngi fi rek sant ça va. tur bi naka la. Abdoulaye Diop. sëñ Abdoulaye lan nga ñu mën a wax ci cas bi fi xew ni fii ci Rue 9. waaw cas bi nag bon li mu ci mën a wax suñu ay dëkkandoo lañu mais man cas bi mënu ma si sori parce que li ma si xam si principal concerné bi bëriwul parce que ba léegi mënu ma la wax ndax positif na wala positiful mais li ma si xam daal mooy feebar na
yaayam yóbbu ko dispensaire Elisabeth donc ñu jox ko ay garab le lendemain tanewul donc ñu recommandé leen nañ ko yóbbu Fann donc bi ñu ko yóbboo Fann si lañ ko garder foofu en observation donc defal ko ay prélèvement donc après waa hôpital bi ñëw nañ fi ñaari yoon waxtaan ak waa kër gi enquête leen donc par la suite gis naa ñi ñëw benn guddi donc jël kër gi yëpp yóbbu daal mais xam naa loolu c'est pour les protéger ak protéger waale quartier bi parce que day màtteeg du màtte donc ñoom dañuy def jël seen ay disposition daal. xale bi dañ ko testé mu positif wala. waaw loolu nag moom ba léegi leeruma mais li ma si xam mooy biñ ko yóbboo hôpital parce que dernière nouvelle yi ma am libéré nañ ko yóbbu ko en quarantaine ak yeneen membre famille bi donc nee nañu traité nañ ko ba mu tane ba mu wér donc dañ ko yóbbu foofu moom it tenir ko en observation. léegi yeneen membre famille bi ñu yóbbu en quarantaine amul kenn koo xamante ne testé nañ ko ci mu positif. bon parce que moom ñi mu gënoon nekkal en contact muy papam ak yaayam surtout yaayam bi mu doon fanaanal donc ñoom defal nañ leen ay prélèvement donc ñoom bi ñu leen testé dañu négatif mais teewul dañ leen yóbbu si confinement bi donc pour ñuy respecter durée 14 jours yi daal. bon am na ñu koy respecté comme man mii ni ngeen ma gisee gis nga maa ngi takk sama masque maa ngi yore sama gel hydroalcoolique am na ñeneen ñu koy def mais nag danger bi mooy. démb rek maa ngi toog di waxtaan ak ay nit mais ñoom ñu bëgg ma gëmloo ko ne feebar bi amul donc expliqué naa leen façon bu ne. kon ba tey am na ñu gëmul ni feebar bi am. non am na ñu gëmul ne feebar bi am na parce que ñoom nee nañu li leen jaaxal ñoom personnellement gisaguñu ko feebar donc ma ne leen nag bu leen ñaan mu dal leen wala mu dal seen mbokk ngeen di doog a gëm ne am na parce que bu dalee seen mbokk wala mu dal leen. ça veut dire que yéen seen famille ñëpp ils sont en danger. lan moo waral depuis ñu wax ni xale bi dafa feebar ñu nit ñi di daw koñ bi. bon dawuñu koñ bi nag xam nga kër gi en fait dafa nekk kër goo xamante ne presque si li yor animation koñ bi la bokk. parce que majorité ñi dëkk si koñ bi fii la ñuy daje parce que am na ñu fay jaay añ am na ñu fay jaay après kooku ay fataaya nit ñi dañu ñëw di jënd donc dafay yàgg di am animation. donc moom kër gi bu ñu xëyee noonu jël ñëpp yóbbu dañ koy ressentir si koñ bi mais nit ñi nag dawuñu koñ bi parce que ñu ngi fiy ñëw. mu mel ni yow bokk nga ci ñi nga xamante ne ni yéen a ngi moytandiku feebar bi lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoom defuñu li nga def. ah li mu leen di wax mooy mesure barrière yi nga xamante ne gouvernement bi ak médecins yi digle nañ ko mais nañ ko appliquer ku mën régulièrement ngay rax soog saabu. soo ko amul nga utiliser gel hydroalcoolique bu fekkee da nga am doute par exemple jugee foo xamante ne sa xel dalul même bu dalee sax boo gisee gel utiliser ko mais li si gën a am solo mooy nit ñi toog seen kër su ñu amee man ni ngay gis ni si suba ba léegi génn moon donc dafa am soxla bu ma amoon si koñ bi parce que fi laay liggéeyee moo tax ma ñëw fi mais bu ma jógee nii damay delluwaat du ma génnaat donc na nit ñi daal toog seen kër waaw loolu lañ leen digal mais nag am na lu mu si bëgg a yokk. mooy autorités yi nekk Médina muy maire bi muy politiciens yi fi nekk waxuma li état bi di génnee mais ñoom nañu génnee seen poche nu ñuy ñu xool ñoom def consensus xool nu ñuy jàppalee quartier parce que instant bi nekk ñu si ay moment clivage politique donc muy maire meeg muy kii waxuma ñiy xaar état bi indi ñoom yor nañu si li ñu yor nañ si xam ne ñoom Médina la ñu dëkk. ñu ñëw jàppale waa Médina bu ñu xaar li état bi bu indee ñi dolli ci mu gën a baax. Bamba Fall moo fiy maire mais man nag sincèrement fi ma nekk nii ak koñ ñi may fréquenté sentiraguma edam socialement lu mu indi. ah Rue 9 fii gisuma mu def fi dara te yeneen secteurs yi may dem am na ñuy naan nag mu ngi jox mais man je me dis que booy joxe. amul ñii samay partisan lañu ñii duñu sama partisan da ngay séddale waaw nii parce que fii cas bi am na fi mais sincèrement ñi fi taxaw yëpp boo leen laajee fii nii gisaguñu présence su maire. depuis mu xam ni fii kër gi am na cas ba léegi ñëw fi. bon man nekkuma fi woon mais nee nañ ma jour bi ñuy jël si kii gars yi ñëw na si guddi gi mu ngi fi woon
donc moom sax ak policiers yi ak ñi leen doon jël si ñoo ñëwandoo daal mais mu ngi fi woon waaw. mais daal na gestu tamit waa kii bi xam ne ñun ñëpp ay administrés am lañu donc mooy suñu maire ku ko bëgg ak ku ko bañ mooy sa maire donc il faut que mu jàppale ñëpp. sëñ bi na nga def. ça va sant soxna si. tur bi naka la. Blaise Galaye Mbaye laa tudd. Blaise ñu fekk si la fii ci Rue 9 ginnaaw xale biñ fi wax ni dafa am coronavirus ba tax ñu jël seen waa kër yëpp yóbbu leen en quarantaine yow lan nga ñuy wax ci loolu. bon man dama dul ñeme am sañ-sañu di egg sax ba ci coronavirus parce que cas bi nu mu bindoo la en fait le problème c'est que xale bi ñëw na présenter ay symptômes de maux de tête ak ay signes seen waa kër ñoom pali la ñu jàppoon bon ci ginnaaw gi nag après magam bu jigéen jël ko yóbbu hôpital ak yaayam biñ ko yóbboo ñu dem Fann bon ñu testé ko il paraît que dafa doon débuté feebar bi mais infecté gul woon quoi. bon ay il paraît laa mun a wax parce que awma ci benn truc biñ ko jëlee ñu yóbbu ko ñu ne nit ñi bruit bi commencé naan dafa am corona mais biñ ko yóbboo ñoom hôpital mi ngi àndoon ak magam ak yaayam ñoom aussi dañ leen testé mais dañ leen libéré bàyyi leen ñu ñibbi donc de là ma ni su cas bi grave woon ñooñu duñ leen bàyyi ñu dem bon ñu ñëw aussi waa kër gi bàyyi nañu presque 2 ou 3 jours bi loolu amee ñu doog a ñëw jël si leen xam naa ni problème mu contact la woon ou bien xool ndax ñooñu war nañ leen mettre en surveillance en quarantaine am benn surveillance de 15 jours su ñoom ou pas ñooñu nag lañ fi ñëw jël si ànd ak préfet def ñu ngi rafetlu jéego yooyu préfet dox fi parce que lii yëpp ci cadre prévenir maladie bi fii la bon dégg nañ ko leer na leerul jël nañ leen yóbbu leen bi ñu demee yóbbu leen confiner leen en quarantaine si kii dans un hôtel de la place testé leen ñoom ñëpp ñu négatif ba chaque jour nous sommes en contact téléphonique ak ñoom donc ñoom mais ñu ngi ci période bi nga xam ni il faut que ñu téye leen fa surveiller ndax benn évolution du ci am wala benn cas du ci suleeku. mu mel ni ñenn ñi lañ yóbbu quarantaine ñeneen ñi dañ leen bàyyi am na ñu des ci kër gi. non amul kenn ku defe naa benn nit moo fi des benn nit te kooku je pense que gars yi testé nañ ko ñëw nañ fi aussi at par mesure préventive pomper kër gi nettoyer et tout mais pour le moment daal le gros bi nekk en quarantaine ñu ngi à l'hôtel on est en contact permanent ak ñoom ñu ngi si jàmm testé nañ leen c'est négatif ñu ngi suivre seen période d'observation bu ñu fa paree yàlla def ñu ñibbisi. bon yu mel nii bu amee noo def mu tiit ndax tolluwaayu feebar bi la am na ñu tiit am na ñoo xam ne rombatuñ fii am na ñoo xam ne man normalement bu doon xam naa ni cas am na fa ci biir kër gi affaire bi egg na niveau boo xam ne c'est sérieux man si ñuy dem dama si bokk. parce que kër googu du ma toog benn 30 minutes boo xam ne du ma fa dugg du ma toog benn jour boo xam ne du ma fa dugg lekk fa aw ma fa benn sens interdit donc je pense que ni bu sérieux bi eggoon à un certain niveau man mii sax si ñuy dem si laay bokk. bu loolu weesoo ñu fekk la rek nga yore ay bidon mu mel ni dañ ciy def ay ndox ak eau de javel ak yu mel est-ce que mën nga ñu expliquer loolu. waaw lii bi ma ko commencé fekk na sax cas bi su leekoogul loolu yëpp ci mesure prévention la parce que dañ fi toogoon doon xaar ndimbal ci suñu autorités yi. mais jusqu'à présent du benn kubéeru eau de javel bu ñu fi indil ci zone bi fii même après bi fi cas bi xewee gisuñu fi kenn ku fi taxaw indi fi sax benn morceau saabu bon si fekkoon na ñun ñu kii woon lii kii nag benn système la bu ma jël créé ko teg ko ci buntu emplacement yoo xam ne yëpp nit ñi dañ fi ñëw xam nga buntu boutique bi suñu ay njaboot ñoo fi dugg di génn bu ñu fi amee lu mel ni dina leen permettre ñu mën a raxas seen loxo c'est très pratique booy tijji fii rek ngay tijji. boo tijjee rek tëjaatal mu continuer xelli nga raxas say loxo ba mu set ci solution boo xam ne madaar la ak ndox ak un tout petit peu d'eau de javel boo paree fii ñëw tijji fii ba mu xelli nga tëjaat lenqali say loxo ba mu set. voilà su ma bàyyee nii dina dem ba ñoom ñaar ñëpp ñooy tëjal seen bopp donc lii bi ñu ko initié dañ ko bëggoon def ci lieu yu mel nii boutique yi salon de coiffure yi restaurant yi fi des kiosque PMI yi ci rue 9 bi yëpp bu ñu paree nag ci yooyu dañu bëgg buntu kër gu nekk mu am benn parce que yu mel nii rek moo ñu mun a permettre ñu xeex jàngoro ji génne ko ci dëkk bi bon xaar nañu nag ndimbal
ba sonn. ndax dem nga ci autorité yi. mais autorités yi moment bi ñoom ñoo war a ñëw si nit ñi ñun lii ñuy def ñoom ñoo ko waroon def. waaye lii tamit war nga dem wan leen ko ndax leen di intéressé. ba su fekk ñu kaw ñu bëgg la déglu ñoom fi mu nekk ni seen bopp rek la ñuy waxal li ñu def rek la ñu gis séddale nañ fii ay fi leen neex ba démb rek am na ñuy séddale. c'est décourageant. Je pense qu'une population bu demee ba toll ci difficulté yu mel nii première chose mooy seen ay autorité ñëw taxaw wax ak ñoom dalal seen xel xamal leen mais toog ci ay télé mbele la réglé wul problème bi moo tax nag ñun xaaruñu kenn ñu ngi dem ak suñuy moyen de bord lii ñu fi def nii ay bonne volonté yu dëkk si koñ bi tu vois surtout ñu ngi si profité remercier waale monsieur Doudou Diouf mu mettre à notre disposition ay produits eau de javel et tout ñu confectionner lii et nous les délivrons sur demande laaju ñu dërëm juste pour contribuer ci la lutte qui nous permettra de booster le coronavirus hors du pays loolu daal moo ñu yëkkati moo tax ñuy def lu mel nii daal. jërëjëf Yacine Ndiaye ñu fekk si la fii yow nga bokk ci dëkkandoo bi nga xamante ne fi la xale bi dëkk ñu ne dafa am corona yow ba loolu xewee ba léegi lan la def. waa commencement bi de wax dëgg neex yàlla choqué woon nañu carrément bu ñu ko déggee mais à par la suite daal bu ñu toogee xoolaat ñun daal wax dëgg neex yàlla gisuñu si dara ndax xale bi nekkoon na hôpital même pas 14 jours génn na mais mi ngi hôtel moom ak ay famem ñoom ñëpp ñu ngi foofu noonu ñu def leen quarantaine waaw. am ngeen njàqare bu ñu nee xale bi am na corona. waaw am nañ njàqare kay ndax xamoon lu tax am nañ njàqare ñun ñëpp fa la ñuy nekk fa la ñuy foowee suñu njaboot gi ñun ñëpp fa la ñuy nekk fa la ñuy daanaka fa lañ dëkk daal bu ñu génnee suñu kër fa la ñuy dugg fa la ñuy lekkee fa la ñuy defee lépp ba affaire bi amee lekkatuñu naanatuñu tiit nañu tamit suñu bopp ndax ñun ñëpp fa lañ xamuñu fenn bu ñu génnee suñu kër yi ñun fa la ñuy dugg foofu rek lañu xamuñu fenn wax dëgg neex yàlla xamuñu fenn fu dul foofu. ginnaaw bi ñu jëlee waa kër gi yëpp yóbbu leen en quarantaine. ndax gis ngeen fi benn autorité bu fi ñëw. waaw depuis lors moom gisuñu fi kenn mais biñu leen di yóbbu moom maire Médina bi ñëw na fi taxaw na fi taxawaay bu rafet macha allah ñëw ñu indil leen ñaari bus ñu dugal leen ci yóbbu leen mais depuis lors moom wax dëgg neex yàlla gisaatuma fi kenn ku fi ñëw waaw gisaatuma fi kenn. ndax ñi ñu quarantaine yëpp amul kenn koo xamante ne moom it am na ci benn signe corona. non gëwuma ko ndax tey jii moom bu fekkoon ne am nañ ko bu fekkoon ne ñoom ñuy yóbbu noonu kon ñun ñi duñ ñu fi bàyyi ndax ñun foofu la ñu xam bañ ko ba seen doom yi si ñun seen lépp suñu kër yi la ñuy nekk wax dëgg neex yàlla kon depuis boobu ba tey ñun tamit ñëw nañ ñu jël si ndax ba mu amee rek ñun sax dañ ñu ne carrément ñun yóbbu nañ ñu fekk ñun ñu ngi fii toog dañu doon wax ni ñun sax yóbbu nañ ñu dañu si boole si ne kër gi ñu jàkkaarloo sax ñoom ñëpp yóbbu nañ leen fekk ñun ñu ngi toog suñu biir kër yi dara jotuñu macha allah ñu ngi nii depuis boobu ba léegi de wax dëgg neex yàlla suñu yaram mettiwul yëguñu dara loo xamante ne virus bi loolu lay indi yëguñu si dara wax dëgg neex yàlla. yow en tant que mère de famille ban précaution ngay jël yow ak sa jabar. waaw ñu xanaa ñu jël suñuy matuwaay rek ñu jël suñu matuwaay di raxas suñu loxo yi ba mu set di jël gel di ko def suñu loxo yi surtout masque yi tamit yaa ma gën a xam daal ñu ngi siy jël suñu matuwaay bu doy sëkk ñu ngi ko ciy jël waaw depuis loolu moom macha allah ñu ngi koy jël. dematuñu fenn xale yi moom dematuñu fenn duñu génn sax toute la journée ci biir kër yi la ñuy nekk dematuñu fenn amatuñu fu ñuy dem fii lañ daan dem te fii ñoom kenn nekkatu fi amatuñu fenn fu ñuy dem ñu ngi toog suñu kër yi daal toog jàpp suñu ñàmbur di sant yàlla nag bu baax di ñaan yàlla fànqal ñu li mu ñu indil nii te xam ne yàlla moo ko fi wàccee te képp ku nekk mën nga koo am mën nga toog sa biir kër sax ñu indil la ko foofu waaw ku nekk daal loo xamante ne da nga ko war a daw ndax mën nga ko daw taseeg moom yaa ma gën a xam mais nañ ñaan yàlla rek yàlla moo ko fi indi yàlla teel ko fi génnee ñëpp delloowaat seen liggéeyukaay ñëpp delloowaat seen lu ñu ndax ñëpp toog nañu instant bi kenn dematul fenn lépp kale na lépp macha allah lépp kale na kenn dematul fenn wax dëgg neex yàlla nañ ñaan yàlla daal yàlla moo ko fi indi lu yàlla wàccee la nañ ñaan yàlla daal yàlla teel ko fi jëlewaat waaw. sëñ bi nuyu na la. alhamdulilah. tur bi naka la. Bira Diouf la tudd. sëñ bi ñu fekk si la fii ci Rue 9 nga bokk ci dëkkandoo xale bi ñu ne dafa corona fii ci kër gi nii ba tax ñu quarantaine waa kër gi yëpp yan explication nga ñu ci jóg. waaw xam nga man bi ma koy yëg xam nga man du ma fi toog damay xëy chaque jour dem liggéey mais bi ma koy yëg dafa fekk ma ñëw ñu ne ma dafa am ku feebar man leen nit bu feebaree
dañu war a oo ñi mi concerné ak ñi mi lié ñu ñëw xool lan la ñu ne non yóbbu nañ ko hôpital heureusement buñ ko yóbbee hôpital on est revenu ñu ne ñu grippe la même hôpital ña fa nekkoon muy pôle clinique dañ ñu grippe la mais ñu ne ko nag da ngay dellu boo amatee benn métit rek nga oote moom mu am ne il a senti que ne elle est trop kii fièvre bi dafay élevé mu oote ñu jël ko yóbbu ñi ko jëloon yóbbu nag yaayam la ak rakam bu jigéen ak papam defe naa waaw biñ ko yóbbee la ñu dem mu def quelques jours après xam naa affaire bi doog a développé mais bi mu fiy jógee mënu woon wàll nit quoi mënu woon wàll nit non eggul woon ci cas bu dangereux ca moom tane na ba mu ngi ci beneen kii ci li ma dégg waaw ñetteel bi mooy ñii problème bi mooy xale yi ñoo doon dugg ci kër gu ne ñu leen di yóbbu ñëpp àndandoo manko ànd ak waa kër gi dem noonu la demee parce que fii ñaari kër la quoi fii suñ kër la mais fee kër gi même chose la rek yow xam nga donc loolu la demee quoi waaw. léegi ñu jël si waa kër gi yëpp yóbbu leen en quarantaine. waaw en quarantaine lañ dem. ñoom ñoo ñu yóbbu noonu amul kenn koo xamante ne defal nañu ci test. non amul kenn ku ci am test même yaayam ak papaam sax amuñ ko. non yàlla papa. waa koñ bi amoon nañu jàppale bi ñu déggee non loolu moom fu mu am njàqare day am parce que c'est une maladie très dangereuse donc les gens xam nga dañu jël seen précaution parce que man sans affaire par exemple maladie bi ma déggee mu commencé Chine laa xam ni fii y a des Chinois qui sont là ci laa commencé jël samay précautions je prenais mes masques sama poche comment dirais-je gel sama kër dama ko defal gel sama atelier noonu booy dugg da ngay rasu parce que j'ai pris toutes mes précautions ñoom dama ñëw ñu may rek mais dañu dem ba xam ni man li ma leen di wax dëgg la parce que je leur ai donné des conseils 1 mètre laay soxla ni ñu jegante nii sax arrangé wu ma mais dama koy wax rek dama lay waxal ne la je prends toutes mes distances football bi fii maa ko daan aaye koñ bi xale yi dox ci mbedd maa leen dugal ci kër yi mais comme lii am na xam nga affaire yàlla la quoi feebar bi moom comme moo dem Charles de Gaulle bateau français yi dugg fa laal fa ñaari marine te ñooñu musuñu wàcc ci ville bi war nga xam ne affaire bi bombe la boo xam ne bii biologique la ba pare moom erreur de transmission xam naa gars yi dañu juum ci niñ ko defee rek loolu mooy problème bi léegi nag yàlla wan leen ni maa leen ëpp doole chaque 100 ans day am musiba bu yàlla wàcc ca àdduna il faut nit ñi gëm loolu yàlla mooy defaraat àddunaam bu ko bëggul tukkil daf koy defaraat da ngay xool environnement bi léegi day retrouver kii am vie am quoi environnement bi day retrouver vie am pollution bi yëpp ar taxaw na àdduna bi day doxaat ni mu doon doxee bu njëkk day mel ni kon toog nañ lu mat ci 3 mois rek mën na ko régler donc voilà c'est pour d'une part Médina non nit ñi ñoo normalul c'est-à-dire nit ñi il faut ñu bàyyi regroupement beeg grand place yeeg yenn affaires yi ay ñeme di tafu nit da ngay dox ci mbedd mi sax gis benn waaye bu la gis nga sol masque muy bëgg di la won ni man dama ñeme quoi di la dal sa kaw or que xamul ni masque man je me protège seulement te su ma koy simi man dama koy simi changé parce que man maa koy ñaw dama ciy def quelmite def ci kii renfort et tout bon loolu yëpp da nga ko ciy def je prends toutes mes précautions waaw te professeurs yu bëri fii dama leen di ñawal ay yére yu ñuy sol donc man dañ may jox ay conseils je sais ce que je dois faire waaw d'accord merci. salaam. sëñ bi ñu ñëw fekkanteeg yéen fii ci rue 9 angle 12 fi nga xamante ne nii la ñu wax ni benn kaawu Covid 19 daf fi am ngeen ñëwoon fii def ci seen participation wala lan moo fi doon nekkoon seen tànk yi. waaw li nekkoon suñu tànk mooy comme niñ koy defee rek parce que ñun ay ndaw la ñu nekk ci Médina wax dëgg yàlla association bi nekk association boo xam ni jeune Médina yëpp lañ ci boole maanaam ku dëkk Médina rek parce que boo gisee dañ ne je suis Médinois je cotise 100 francs luñ ko tuddee mooy dàq Covid 19. kon maanaam tey jii suñu wareef la tey fépp fu ñu dégg cas ci Médina ñu ngi ñaan nag mu yam fi parce que Médina ñi ngi wax mais ñaari cas kese moo fi am pour préciser ko ñaari cas moo fi am léeg-léeg nga dégg ay 10 wala yooyu mais ñaari cas moo fi am benn bi rue 23 angle 4 la benn bi rue 9 angle 12 comme niñ ko defoon bële passé bi cas bi amee Dame mii nga xam ne mooy Dame Ndiaye bokk ci membre yi fondateur dafa dëkk ak ñoom xam leen woote ci hôtel bi ki mu jot mu wax ko li nga xam ne moom lañ soxla ñu fexee nuñ ko yóbboo li bokkoon na ci ay couche ay coton pour jigéen ñi ndax am na si yoo xamante ni xëy na état bi jël na leen en charge mais am na yenn soxla yu ndaw ndawaan ñoom ñoo koy xamal seen bopp surtout yooyu la ñuy gën a bàyyi xel te ñoom la ñuy woo ñu wax ñu ko niñ ko defee woon boobu paase tamit noonu lañ ko defee démb maag Daam ànd nañ fi
ñëw but si information fekk fi ki nga xam ne moom lañ bàyyi ci kër gi biñ ko fekkee nit bi ñu fekkee ni sax dañu sant yàlla parce que dañu jàpp ni garaawul parce que su garaawoon dëgg-dëgg kenn du fi des waaw su doon lu garaaw dëgg-dëgg kenn du fi des te jàpp na démb même si information gi waa hôtel bi si boppam wax nañ ni carrément kooku mi ngi tane kon sant yàlla léegi nag biñ fi ñëwee ki nga xam ne moom lañ bàyyi ci kër gi muy paa bi dañ ko laaj lan la soxla mu wax ñu li mu bëgg ñun ñu jëw def suñu participation en même temps tamit ñu niwaat pourquoi pas koñ bi comme niñ ko defee woon parce que bi ñu defee loolu kii caravane tamit boole woon nañ ko si dimanche bi passé dugg si Médina fi ñu mën a dugg yëpp joxe fa ay dons noonu lañ defaat tamit tey Rue 9 bi ñu indilee lii ñu ne pourquoi pas tamit ñu dugg si koñ bi kër gu nekk ñu jël gel madar ak gel antiseptique madar ak eau de javel ñu jox leen parce que loolu suñu participation la en tant que Médinois bi ñu fi ñëwee tamit si koñ bi am na si ñoo xamante ni tey ji ñoom maanaam ñoom ñi ngi def loolu fekk nañ ko fi parce que ñooñu loolu seen wareef la ku mel ni ay grand Blaise Mbaye fii lañ ko fekk ay buuba ñoom ñëpp ñu ngi si liggéey bi grand sergent tamit fekk nañ ko fi démb tey xëy na dafa génn mais daal pour wax tënk mooy maanaam lii suñu wareef la ay Médinois lañ lépp lu dal Médina muy lu neex comme ni ko daam waxee ak lu naqari dañ ciy taxaw incha allahu rabbi waaw ginnaaw don yi ngeen di joxe est-ce que tamit yéen a ngi sensibiliser nit ñi waaw ñu ngi sensibiliser moom laa la wax caravane bi ñu passé dimanche bi passé caravane lañ def teg ko ci yoon nag dem si autorité bi nga xamante ni moom mooy joxe autorisation muy le préfet mu boole ñu ak ñu dem si police 4e commissaire bi ñun suñu bopp la jox courrier bi parce que ñun bi ñu ñëwee sax commissaire bi dafa cotiser 100 francs xamal ñun li ngeen def de wax dëgg yàlla lu rafet la moo ñu jox courrier bi suñu grand bu ñuy wax Boga moo dem yóbbu ko sous préfecture ñu defal ko autorisation de 10h à 16h ma ne gars yi nañu caravane de midi nañ commencé midi jeexal 15h te yàlla dimbali nañ ñu si boobu ñu ngi ko boole ak sensibilisation wax nit ñi lii la ñu war a moytoo bañ nañ ko ba caravane bi sax bu ñu mbooloo toppee dañuy taxaw ñu leen dellu leen ginnaaw parce que bëgguñu ñu dajaloo di ñaan tamit yàlla lii mu yam fi waaw yàlla na yàlla dimbali ñu daal parce que daal feebar bi sonal nañu trop xamuñu lan la wax dëgg yàlla tey jii da ngay xool nit ñi niñ daan saafantoo sax mënatuñ ko ndeysaan day dem ba pas-pas yi lay wàññi ñu ngi ñaan yàlla daal mu dimbali ñu lii nii mu jóg fi te bañ fee amati suñu borom moo xam fi feebar jógee yàlla na ko fa delloo waaw ñu ngi sant bu baax nag jërëjëf